7h passé de 43 minutes yéen a ngi sur Zik FM ak Sen TV si seen ñaareelu pàcc bloc d'information la matinale xam leen ni ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen fàttali ni mën ngeen ñëw seetaan si suñu plateforme digitale El Hadji Ahmed Aïdara le grand maire l'éminent par force de Guédiawaye maa ngi lay nuyu di la ziyaar nga sañse nag. maa ngi lay fay. def nga sa bleu bu baax de dëgg yàlla. PSD valeur wala Aminata Mbengue. sa bleu bu baax man mi waaw man daal def naa sama vert xaw ma nag. xamoo ban nga ci. xaw ma ban laa si. Yaas. naam. ci loo ne. maa ngi sant namel bi ba léegi dañu. maa la raw nag lu bëri. ba léegi fi mu nekkoon noonu la nekk ba tey dañu. maa la raw. virgule dañu ci. déedéet. waaw xool ko. nit ñi dañ leen namoon nag Yaas. billaay maa leen raw. Yaas bàyyil daw. waaw Ahmed. non conseil bi bàyyi ko waaye yow tamit nag grand siré. waaw grand maa ngi siyaar. mais ñi ngi dolli ziar. jël plateau teg koy góor yi neen. loolu aussi jëmalewul kër gi kanam. mais Ahmed. Birahim waaw. Ahmed El Hadj. naka tey. waaw at yi yëpp passé. waaw da nga doon jëfi maire. waaw mais depuis fan yi yaa ngi sañce maire. maire yi bëgg am xool leen nii nañu solo. pour ngeen xam ko balaa ñu élection yi ñëw. on veut des maires qui Brook Sow foofu ci loo ne. sama rakk jaa ngi le grand maire est là. kilifa yi. mën a sape gi ne lay taxaw. le sapeur yow xam nga ne sapp yow kuy sappe ba ñëw ci day def ginnaaw. mais Yaas. naam. mais fee amul match Thiès commune ba. amul match. déedéet. idée ko mos di gagné. mais l'objectif de Macky sera atteint. je m'explique. mais moom il a toujours perdu la commune. te Macky moom. ala kulli alin balaa jóge ci nguur wala balaa moo dee il faut mu dégg wiiw biir Thiès. dana ko dégg biir di ñëw. yow xamoo leen Macky sax nee na ñoom dañu bokk ci benn famille lignée boo xam ne non seulement ñoom famille boo xam ne ay guerrier lañ mais buñ màttee duñ bàyyi. Macky bu bëggee dara ala dafa mën a jaamu soxlaam dafa am ay nit ñoo xam ne noonu. ñaani bañ na. xam nga ne buñ bëggee dara nii moom xoolal tout son rêve c'était de remporter une élection chez Sow. loolu moom da koy atteindre ci département bi daan na gagné mais ci ville bi ci commune bi malgré ses nombreux députés directeurs ñeng Sow chaque jour da doon terrasse mburu mais le congrès bi nañ mburoog Sow kay bu xoolal yoonam nekkul ci waa APR yi maire. yoonam ne aussi kon fi mu ne day dem tâter le pouls rek pour kii. ndam daal la gis. foofu amatul combat xëy na dina am ay benn la le grand perdant nag mooy ko bàyyi woon Sow daw ca mburu di daal si la far mburoog Sow def seen poñse mu war a doon suukar sax. na nekk suukar rek daal si la non politiquement daal si la actuellement dawal na làqatu ci Macky bëgg a gagné Thiès tax na mu daw làqatu ci Idi te yow Idi la joxoon kër gi nga ne ko fa ñu ko ne yekk bu ñoroon il est allé jusqu'à dire dallu Macky ma gënal Idi léegi Idi nag ñëwaat na ak kattan dem nañ ba préfet moo doon décidé parce que la majorité des conseils municipaux étaient des réumistes di bloqué chaque jour conseil musuñu bàyyi taal si la liggéey. de PDS qui a une base à Thiès même si amul ci force boobu mais y a d'autres partis yu commencé di feeñ. Pastef am na Thiès gëm sa bopp am na Thiès y a d'autres partis politiques yoo xamee ni il faut que ñoom tamit ñu dugal ci seen. non c'est que yooyu yëpp am nañ ay gëm sa bopp ak Pastef yëpp am nañ. waaye gis nga Idi dafa sàgganewul go xam. te Sonko jéego yooyu la commencé def ci Ziguinchor. Macky Sall moom la am Fatick. titre foncier bi muy wax Fouta Gueye Fatick la ko gën a am affaire bi tar mais Macky Sall Ablaye da koo indil délégation spéciale mu doon rek mu ne gars yi bàyyi leen ba local ñëwaat damay gagné local ñëwaat mu gagné suñ ko fa daane laa doon dem bii di ñëw tamit délégation spéciale Macky day gagné. loolu mooy sa fi nga dëkk jarul sàggane waroo ko bàyyi. dégg nga loolu moo tax ne taal liñ ko investir fële sa golf ànduma ak ñoom de. mais d'accord na. ne Fatoumata Tall. waaw. non man daal li ma la wax dama ne nee na Fatoumata Tall bii ñu investir barki démb ca golf. mais d'accord nañu. parce que xaalisu presse dañ ko ngénte il est temps que journaliste yi dem nekk ci collectivité territoriale. waaw wax nga dëgg wuy ma waaw d'accord man dinaa ko jàppale ci li mu mën mais bu ñu yeggee làmb ji nag naa ko dóor kurpeñ
bu soobee yàlla. non entre ñoom man moom laa faral. entre ñoom. pour muy leer. lépp ba yàlla bañul ko far. mais parloo lay bañ. moo tax mu faral sama maam. bisimilah ñu dem. waaw nañ ñu dem Yaas. tribune yéen kaay ñëw ak ñun ci. ay yére yu bees tàq nga indaale bi ngay ñëw. kan man nag sañse de. wuy man naka jekk damay sañse. non xam mais bi nga ñëwaatee nii laa pour la deuxième vague la. waaw mais tamit ku dem congé ñëwaat da ngay sol lu bees aussi. waaw ñun de yii daaw ba léegi ñu ngi koy sol. redoublé ci kaw. non yooyu am nga si ay modèles yu bëri. redoublé ci kaw redoublé la ñu dëkkee. tribune yéen kaay ñëw ak ñun ci gis nga Birahim gis nga Mburok Sow ci kaw neex na. tëmbal nañ seen gloria. def nañ seeni fruits ci kaw daal tëmb gi neex na. waaye na ca suuf boo ko jeexee rek maa day taal. rayante lañ dëkk xam nga waa APR yi lan lañ wax. xam nga waa APR lan lañ wax. gis nga nee nañ Idrissa Seck ak waa këram li ñu yekkul ubbil journal bi de lu ñu yekkul Macky Sall ci atam yi ñu def rek amul. opposant virulent rek non ñoom dunduñu ak Idi lim leen def waaye accueil bi fi ne nii ñoom seen leaderu parti moo fay ñëw mais accueil bi yëpp dañ koo jël accaparé ko ñoom waa réew mi bëgg leen def ay xuusmaa ñàpp te duñ ko nangu ba pare beneen enjeu moo amaat Thiès. bana. Thiès y a que 3 communes. mais y a une vingtaine de candidats. waaw muy waa réew mi comme muy waa APR. am un 3e larron c'est le maire sortant. candidat la bokk ci mouvance présidentielle bi te limaaleewu ma nag opposition bi lee drogue bi day jàppati nañ ko Thierno Alassane Sall ma dëkk Thiès nag lëfa lëf la waay opposition parlementaire bi mu attaqué te moom mu bokk ci opposition bi foofu loolu du lëfa waaye dañoo xam ne dëgg de waxal foofu waay jaar ci waay man su ma biir ñëwoon ñun ci nga Yaas moom ndeysaan déggul olof tubaab laax dégg nga loolu dafa di yow bokk cim lëf di ko attaqué mooy malaise taas Thierno Alassane Sall man su ma biir ñëwoon ñun ci ministre baa ngi nii ministre bi dafa indi ay gindi ci lu jëm ci wàllum code pénal code de procédure pénale bi nga xam ne indi nañ ci ay coppite àjjuma ji ñu génn bay wax ay mbirum terrorisme gis nga nee nañ opposition bi dañu yaatal champ bi dégg nga toolu pen bi comme ni ko opposition bi expliqué waaw boo leen manifester ñu jàpp tëj àtte leen 10 ans 20 ans boo leen sëqatee tëj boo leen waxee ci rajo yi tëj boo leen xii piis waaw romb nit xolo piis ko tëj leen tëj dégg nga romb Yaas ne ko sañc tëj nee na c'est faux xool am na nooy doxee nii sax. waaw ñu ne la tëj. Ahmed am na nooy defee revue de titre sax ñu ne la tëj. am na nooy tuuti télé sax ñu ne la tëj revue de titre bi taxaw ne xoolal laal tactile bi cas tëj. nooy naanee ndox sax ñu ne la tëj. ndox tëj baa boo sañsee kenn du la tëj. waaye soo sañsee nga tëj mais moom la expliqué nee na champ bi ni ko gars yi yaatalee noonu ba tiital xam nga ni ko opposition expliqué. yóbbu fitu askan wi. non nee na loolu amul de loolu gars yi li ñuy wax ak li am bokkul waaye Sud Quotidien nee na sànni tàccu baa ngi. conseil constitutionnel nag la ñuy xaar mu nekk Colina. arbitre baa ngi sànni tàccu bi le juge constitutionnel ultime arbitre mi ngi ni xoola wàllum inondation yi plus de 500 milliards def nañ ko ci wàllum inondation 500 waaye stade waaye France toog na. waaw booy tamit yëpp nañ Macky naan Macky toog na ñaan ko waaw mais Macky li ci yoonam ci équipe France. Guy Marius war naa kontaan de. waa APR bu Thiès dañoo takk seen morceau. li ma doon wax sànq. terrorisme la. mi ngi nii. waaw voilà. terrorisme baa par exemple ça. selon l'opposition lii tey. on va les juger comme des terroristes. parce que ci permanence su APR. ñu takk fa morsoy xonq. Macky Sall ci boppam jiite APR. war a ñëw takk ay morsoy xonq ñu war ko gàttandu ñoom waa këram di ko gàttandu ak ay morsoy xonq. c'est du terrorisme dañ leen war a tëj.
tey terrorisme voilà ñii 10 ans voire 20 ans. lii nag la ministre bi di weddi. dégg nga loolu conférence toog na. xam nga député yi dañu defoon kuréel. am na ñaaw na nag aussi. dafa ñaaw. ñii seen nguur gi. mais nag Thiès a bindoo noonu nag Thiès. du Thiès Sénégal tampi. la solo yéen kaay ñu xoolal mission parlementaire ba demoon ca wàllu mbënd ya. te mbëndam. dégg nga loolu ñoom selon le soleil nee nañu vraiment liñ fa gis nice good fine. dégg nga waaye réew mi quotidien nee na gis nga Ndakaaru ci boppam leneen mënatul dund. yaas Ndakaaru am na embouteillage bëri na. metti na. pollution bi saxaar gee ngi mel ni tuleeg male. Ndakaaru njaay tàng na. location gi cher na. tout. cher na ko sax. dégg nga ak inondation yi. élection yaa ngi nii stratégie bu mag. waa kii itam war naa daw ak nattu tabaski bi. lu tolloo 4 marché yu mag. ay natta ba. ñu dajale natt bi jox la. yaas nga ne may ak moom. wuy ma puni par la nouvelle loi. waaw kii dañ koy. terroriste la. dégg nga stratégie anti Macky baa ngi. bu ñu nekkulee terroriste rek Macky sànk leen. élection locale yi di ñëw. dégg nga loolu di terrorisme ngi nii mi ngi nii. Khadim Diouf Dieynaba Diallo karimiste la jëlee 2e étage daal di koy sànni. loolu it la terroriste la tey mooy yéen kaay ñëpp. waaye yow journal bi ñëwul tey di. mu ne. parce que est-ce qu'il porte plainte contre Baba Diaw Ito. ça affaire de groupe également visé. comment ça. nañ ko waxtaanee. ça c'est affaire de gros bonnet quoi. voilà nañ ko waxtaanee. moo tax ñu xoolal bàyyi leen. ñoom yi nee na Baba Diaw Moustapha Niasse ay pétrole yi. critique yéen kaay ñëw ak ñun ci gis nga ko nii ma ngay wane ci boppam de idi day wane boppam déggoo li ma la wax waa réew mi seen ginnaaw banang waa APR nag mi ngi nii 2e division lañ leen yóbbu. Habib Niang est-ce que danañ ko récompenser waa wala déet en tout cas info yéen kaay nee na la guerre des alliés aura lieu. ala ku ne mënul ñàkk li ma doon expliquer ngi nii ca Thiès. partisan wu Idrissa Seck yi ñu ngi nii wane na ñoo fi ne entre ñaari kaay 3e la rox banque mooy tàll si la waaye ndeka jow bu parti démocratique sénégalais nee na Macky Sall buy dugg ci Thiès danañ ko gàttandu defar nañ lu tolloog 1500 pancartes. pour wax ko ne ko 3e mandat dañ ko fiy tere. boolekaat yu xonk yi APR. waaw commissaire Boubacar Sadio gis nga li ma doon wax nii gis nga cette peur là tiital nit ñi ci loi bi même côté communication ñoom nguur gi ñoom ñoo ko war a njëkk a bañ. waaw communique mal waaw pire dëkk ñoom kii la dëkk ñoom mut baal kii nee na candidat la de yaakaar naa Bassirou Kane voilà Maguette Sène directeur u Kudu nekk maire Malicounda lu toll 1200 nit la faj gratuitement may leen tam ay garab moo tax ministre de la santé daal dinañ koy féliciter maire yëpp war a dem faj nit ñi dëkk bi feebar faju doomu góor la fi enquête yéene kaay ñëw Arouna Sy ngi nii des hauts et des bas yéeg ak wàcc ñii nee nañ waaw ñii ni déet léegi mu retraité ONG yi daal di koy tongal waaye moom it mayu leen jàmm de direct news ñëw ak ñun ci président au maire daal dinay wax de moom ko nekk Omar Gueye wax na ci lu jëm ci wàllum programme décennal bi Dakar Times ñëw ak ñun ci lii nag moom sawaay moom moo xaw a doy waar quoi. lan waaw GIABA yi nga xam ne ay fonctionnaire yoo xam ne dañuy setal xaalis boo xam ne bu salte la blanchiment de capitaux dégg nga loolu 24 heures ñëw ak ñun ci yaas. waaw Macky Sall journal bi nee na. est-ce que moom tamit kuttul boppam sax. est-ce que lanu. kuttu. luy loolu. kuttu boppam moom. waaw kuttu xamoo luy kuttu. non mais yaas nag mënoo fee nekk tubaab nag. non yaas warul xam kuttu nag. kuttu picc. kuttu bopp warul xam kuttu nag. kuttu bopp picc xamoo ko. dem rëbbi ñii di rëbbi ñoo koy xam ak këppatal. ah non. waaw yor sa yaas nag. xam nga boo daan yore pigeon nga xam ne bopp bi dafa nooy. waaw da nga ñëw rek. waaw est-ce que moom defu ko boppam. c'est pas du sadisme c'est. waaw sowaas yooyu nga naan. nit ñi mer nañ génn xeetu mer goo xam ne mais maître Doudou Ndoye li mu wax nee na gis nga loi bii da lay bàyyi nga manifester ba pare dugal la kaso. déedéet waay. loi bi da lay bàyyi nga manifester may na la nga manifester xam nga li ma la loi cette même loi ëlbatikuwaat dugalaat la ci biir kaso bi. kaso yi nar a fees. mu roog soow a ngi nii gis nga li ma doon expliqué Lamine Ngom ba APR nee na ñoom ñoo fi nekkoon bi dara nekkul dara Idrissa yekk leen lu mel ni xamee moo ko waa këram
tey nag ñoom ñu leen jël lalal leen tapis rouge jox leen bagages yi ñoom ñu yóbbu leen 2e division. ñoom waa APR. mais loolu ci ñoom la. waaw mais xanaa ay le quotidien yooyu ñëwuñu yow Biraye. waaw ñëwul de. ñëwul. fa la Idrissa Seck kii fa la nekk ma jambal kii. Banti. Khalifa Sall. Khalifa Sall ak Macky fa la ne. Le quotidien mi ngi jox ko. wax koy indi. mais foofu yow tamit dee ma jox. des na 2 minutes. condoléances yaa ngi nii. fait social effet politique. journal bi dafa ne en politique on dit jamais jamais. dégg nga loolu. waaye nag alerte nee na Khalifa Sall moom dem liggéey ak Macky mooy dem. suicide la. kutu la. dégg nga waaw. sur sa atam gisuma ko fii tey. Cheikh Sadibou Diop nee na Bougane Gueye Dany candidat la ci maire bu Ndakaaru Ndiaye jël Diop. am na ci droit de. nee na ñoom ñoo ñoom ñoo réunion. Yaas am nañ candidat. est-ce que Mouhamed Diop du ko dem interview ci kanam ah. à vous l'antenne après dinañ leen jox bande annonce bi mooy émission bees bi ñu teg ci local jaar fi gars yi di jaar tamit parce que. fa mu jaar ci CES bi. ci CES bi lay jaar. service commercial. waaw comme candidat la keñ. maa ngi mel ni ku taxaw aéroport di xaar nit. di xaar nit di wane kii pancarte bi. nee nañ candidat la Dakar. Bougane Gueye Dany candidat la Dakar. Cheikh Sadibou Diop moo joxe Sadibou Diop moom moo ko wax. xaaral ma xool ki ma war a recevoir ci aéroport bi. nee nañ am nañ fii am nañ nit. oui. candidat la. parce que moom dafa wax ni moom. champ c'est sur le plan national maanaam candidat présidentiel mais Dakar dina seet kan la ciy jàppale léegi bu delloo ne ni léegi candidat la Dakar. non moom Bougane Gueye moom mooy candidat pour la. gars yi bëree Biraye ci affaire candidature yi ñu bëree bëri dañuy yéegal en chair même au niveau local ci commune yeeg yooyu. ñu bëree duñ dem fenn bokkaanu dañuy yéegal ay en chair déggoo ma de Yaas. la candidature. waxuma ne moom nag ci la bokk de Bougane pourrait être pertinent pour Dakar xam nga lu tax. parce que Dakar. risque bu fekkee Barthélemy rek nañ ko sóoraale Dakar risque de ne pas avoir un candidat xam nga lu tax parce que Barthélemy il est opposition bi. Pape Diop taxaw na. non parce que Pape Diop yaakaaratuma mu ñëwaat en force parce que tout passé keneen ki ci doon am chance mooy. parce que gars yi pratiqué nañ ko ba pare. ak parce que maintenant deuxième bi mooy Barthélémy Diaz et foofu lay amee risque parce que Barthélémy Diaz est sous le coup d'une procédure. yéen a ngi fàttali ko affaire Ndiaga Diouf bi actuellement nii ils sont en appel. à tout moment mën nañ ko donc gars yi bu ñu fekkee opposition dañu basé wu ci Barth mën nañ dem ba jege régime bi ubbil ko procès dóor ko kii donc il perd automatiquement non seulement tous ses droits donc. peut-être que candidature de Bougane mën na nekk candidature boo xam ne bis bu ñu ci demee ba ñu nar a nigi sëxal kii bi parce que Dakar fondamentalement opposition généralement opposition. mooy ëpp carte gis nga la cas Barthélemy moom temps bee ñu xot mais beneen affaire la. xam nga la moo tax waa kër Abdoulaye Wade bi ñu ko tëjee. Macky dafa ñëw en tant que son allié mu génnee ko. mu demaat ba nga xam ne nekkaat na opposant xoolal xam nga Macky lan la war a arrêté moo waa nguuram ku leen arrangé wul ñu génneel le dossier nañ dimbali nit ñi. waaw foo jëm. dem na. déedéet ñoom dañoo moom réew. ñoom Macky ku ñu arrangé wala ñu génne le dossier. merci beaucoup El Hadji Ahmed Aïdara. dossier yan. dossier yu bëri yi. terrorisme yooyu métti. merci beaucoup El Hadji Ahmed Aïdara si la ñu ngi lay jaajëfal di la jox dig daje ci kanam. xam leen ni El Hadji Mansour dana ñëw léegi nii ànd ak Birahim Touré ñu daal.